naka yi tey alhamdulilah père gëj naa la gis. jërëjëf namm naa la. baax na. oh ok. naka yi tey père. sant bu wér waay. alhamdulilah. alhamdulilah. ça va bien. sant waay. jërëjëf. jërëjëf yegg seen yëgal. miin naa fi. ñëwal parce que escalier yi quoi. nga léegi da nga xaw a jëm mag tuuti. est-ce que yooyu di bàyyi woon ñoo fi nekk. waaw. yéen a changé. li soxla yi ñu waxoon ne dama ko sax. on est en train de dire des autres choses ay sàcc ak yooyu yëpp mujj gi waxoon nañ ni sàccoo ko. bi Abdou Diouf nee na moo ko fi bàyyi woon de. Abdou Diouf nee na bii moo ko kii woon moo ko fi kër loolu moo bi keroog bi ma ko invité. yi ma abusé woon nag ci laaj bi ci la bokk. yéen a changé. non. ñëwal li ko. non bii Marème Faye moo ko gagné fan yii parce que bi mu demee Éthiopie si lañ ko jox du da ngay yaa ngi jaawale père. Marème Faye. bokk na ci tableau yi. déedéet bi mu demee Éthiopie lañ ko jox. quand même ñëwal nii ñëwal. père bàyyil xoole bi te mbaa yaa ngi si jàmm. ah maa ngi sant yàlla bu baax comme que yow da nga jël sa yoonu bopp tànn sa yoonu bopp. moo tax boobu léegi ma toog di la xaar. non bul ko gisee noonu c'est pas que dama jël suma yoonu bopp parce que yow xam nga lépp lu ma am si politique yàlla ginnaaw yàlla yow la loolu mooy lu am. mais da nga ko doxalul parce que gis naa ki nga ma weccee gis naa ki nga ma jëndee ki nga xam ne moom nga jël def ko sa baay def ko sa lépp sargal ko tuddee ko place yëpp gis naa ko yooyu pour jéem a merlo waaye mais père yaa ma njëkk a merlo parce que aussi tamit bul fàtte ni fii nga taxaw dem woo télé bi woo rajo yi wëlbatiku dem ba naan ay dëmmu et cetera di wax yoo xam ne wax yu doy waar. loolu ci la mais yooyu li nga def nag man mi jël autoroute à péage bi ba ma ko ba jëm ñaajo nga jël centre Abdou Diouf tuddee ko centre te yow boo Abdou Diouf bu jotee ci jëm ñaajo yàlla mën a tax am na yoo xam ne nag yi jillaay sëñ Mountakha laa ci sóor mais bu loolu loolu keroog dama la naroon mbas. mais man sa kanamu Sénégalais yëpp dama la naroon tàllal sa loxo du ma ko nangu. parce que li nga doxalee rafetul. mais loolu amul solo li nga xam ne mooy li ëpp solo mooy li nga xam ne sëñ Mountakha def na ko ba ñu juboo ba pare fi mu toll nii lépp dañ ko war a jël par ñu gas ko ñu suul ko teg ko si suuf. ah loolu mooy li ëpp solo loolu moom taxutul ñuy wax parce que man bu ma jëlee initiative pour ñëw chercher la. te yaa ko waroon def donc man mooy waree ne man jàmm laay dox. te jàmm jooju dama ko jël doxale ko. lii boo ko njëkkee woon kon tey Sénégal li muy wex la waxul leneen mais yow da nga ma jël utal sa bàyyi bopp sant sa bopp Diouf Macky Diouf. teggi waat bi non sant lu ma sama bopp Diouf non Macky Sall la sant père li nga defal Abdou Diouf man la moo ko defal. waaw mais bëggoon naa la tuddee aéroport Blaise Diagne nga bañ. aéroport nga bañ non déet loolu si yow la. non il faut pas ngay indiwaat affaire u démb aéroport bi moom sama aéroport la li gënoon rafet sax mooy boo ma invité wul nga invité 2 membres du parti démocratique sénégalais ñu teewe ko. mais yow laa ko bëggoon a tuddee nga ne bu ma ko kenn tuddee yow yaa wax loolu père. lu pare ni ñuy tuddee da ngay fàttaliku. yow li ngay tuddee ngénte gu parewul la parce que boobu aéroport bi paregul man je suis pas là pour polémiquer. père man daal waaw très bien man bëgguma vraiment ñu nekkaat di indiwaat coow parce que fàttali xuloo la bu ñu fa nekk di fàttaliwaat li nga xam ni moo jot a romb loolu day indiwaat beneen histoire. loolu dinañ ko jël ñu teg ko si suuf. d'accord. waaw mooy lu ëpp solo benn problème. na nga def nag. waaye sant yàlla rek. naka fële mbaa yaa ngi si jàmm. amee yàlla yii moom xanaa ci plan kii nga ko jëlee parce que Viviane yii la waxoon ne da koy defaraat. non lii Marème ma ko xalaatum Marème la macha allah. kon ci Viviane la ko jëlee parce que dossier yi ñu woon ci bureau première dame moom la waxoon illustration yi mu def ko illustration lii kat. président mais yaa ngi bëgg a indiwaat ay coow parce que lii Marème moo ko xalaat réflexion Marème la. bi ngay dugg si palais bi amul loola xeeñ. man kay wax dëgg yàlla cuuraay bi. déedéet rosi keccax yi may xeeñ
moo dëgg yàlla may wax dëgg rek te cuuraay xew ñu ma xam nga bugg tamit lu la neex man du ma Abdou Diouf du ma Moustapha Niasse ñooñu nga jël surtout ñooñu nga jël teg ko sama kaw mënoon naa digérer lépp mooy loolu laa mënoon digérer. waaw mais boo ñëwee aussi tamit naan ay Rossi Kecax moom mooy xeeñ pale bi di xeeñ lu neex nga naan Rossi Kecax loolu saboté la xam nga tamit per yow man maa bëgg jàmm mais yow dafa mel ni bëggoo jàmm. mais les odeurs et les goûts ne se disputent pas su ma nee Rossi Kecax may xeeñ xëy na da nga yëgul ne Marème loolu lay toog waaye mooy xeeñ fii. c'est bon loolu d'accord amul problème mais naka yitee nag léegi père man dafa am sax lu taxoon ma wóolu la. waaw. yàlla dafa dogal nga nekk mag moo xam ni am nga xam-xam si wàllu politique. sa xam-xam macha allah ñëpp di ko rafetlu. waaw. ma am ay mébét si Sénégal mais mébét yi nga xam ni moom la am si réew bi ma toogaate observé ma gis ni mandat bi du doy pour ma yeggale yéene ji nga xam ni moom la am si réew bi ma ne woon nag naa la woo pour nga xalaatal ma si yan yoon lay jaar pour mun a fexe ba mun a def 3e mandat si loolu mooy li nga xam ni bi moo sabab ma wolu la pour ñu waxtaan si. loolu wax jooju moom bu yow nga teg ko si suuf. parce que boo ko fi defee la ma fi daloon moo lay dal. Sénégalais yi dañ lay bàyyi ba nga dem ñu wan la ginnaaw. gis nga mag yi. li dal Alpha Condé barki Demba Ndiaye warulaa dal am na loo xam ne bul ko jéem a forcé man ku ma waxoon ne Sénégalais yi dañ ma bàyyi jël la du ma ko gëm dañ ma bàyyi ba ma forcé 3e mandat mais gis nga li mujjee am. li lay mën a dimbali mooy nga jéem a fexe ut koo xam ne moo lay remplacer. non loolu père loolu amul si sama parti parce que parti bi boo xoolee ba gis kan moo fa nekk koo xam ne war na ma mën a wutu loolu mënul nekk. non gis naa ne nga doxale xam nga yow da nga roy ci man ba pare ba déborder. j'ai dit un jour à un ami français Philippe Lecomte il me parlait de toi sax ma ne ko Macky mën na maa remplacer ci politique parce que dafa am feebu boppam. mais gis nga kenn mënu laa remplacer ku dul sama doom. kan Karim. ah non père tout sauf ça quand même il faut être sérieux on est dans un pays démocratique. Karim yow def nga lu ne pour mën koo pousse pour mu jàll mais loolu mënul nag. léegi man lu tax may jël Karim. waaw parce que et puis man Karim non loolu du ma si dugg père. loolu non loolu c'est bu yeboo nga jël ko teg ko si suuf te xam ni loolu bokkul sax si lu nga xam ne suma programme la. xam nga mag yi man wax naa wax waxet ñëpp ne góor gi wax na waxet man assumé. mais yow assumé woo bi nga waxee ne sa raq du nekk ci benn poste boo xam ne da nga koy gérer jëmale ci réew mi au début je vais dire ça mais problème mu Aliou Sall bi pétrole bi bul ko xeeb ah c'est un problème boo xam ne ki la ci mën a génne ëllëg nga bañ a dugg siin du kenn ku dul Karim Wade moom rek moo la ci mën a génne. nu ma si génne. nan la ma si mën a génne. mais Karim Wade mooy ki nga xam ne ci sama gis-gis coow pétrole bi phosphate bi yi am yëpp bu ñëwee mën na koo gëm a effacé ko su ko defee nga dund sa dund à l'extérieur ou bien à l'intérieur du pays sans kenn indi la benn attroupement mais boo fi bàyyee Sonko mii nga xam ne dafa nekk ci tànku Karim et aussi Idrissa Seck ba tey kenn déggu ko waxul te je sais que il y a des dossiers yu mu am ci loolu kenn rek nga mën a annoncier seetal ko bàyyi ko mu nekkaat ci droit am pour mën a nekk candidat mu remplacer nga jàppale ko loolu rek la boo ko deful nag chambre 108 di nga fa tëdd de. waaw loolu moom dama la koy wax. père waxal mar de taali nga naan chambre 108. parce que Sénégalais yu bëri xam nañ ne yaa ngi ut jéem a teg yoonu 3e mandat ndax say militants yi ñu bëri say technocrates yeeg ñu bëri ñu ngi koy xalaat yaa ngi nii di ma ko wax te ce parti gisuguma koo xam ne xëy na moo la mun a remplacer. amul si am na ñu ko mën a mais da ngaa ñemewu parce que le problème bi posé woon le numéro 2 du PDS mooy le problème du numéro 2 de APR waaw léegi nag lenn la mën a am
soit nga nekk suukar ma nekk ndox nga ñëw seey ci PDS. topp ci ginnaaw Karim poussé ko mu jàll yooyu tamit solution la. léegi est-ce que Karim su fekkante ni garanti naa pour jàppale ko du fayantoo moom it. dugal ma si ay kii parce que loolu c'est pas sûr aussi. déedéet du fayantoo bi may ñëw la may woo ne ma papa na nga moo ma soññ sax parce que man 2 heures laa nga ñëw moo ma papa loo gën a gaaw demal parce que Macky mi nga gis ni am na détermination ne lu mu jàppoon bàyyi na ko yow sax tu l'as bien dit j'ai apprécié sa sortie ci presse bi nga ne léegi sax dootoo agressif. wante ne nag baax na léegi moom. Karim ngay jëlal Karim tool yi day bëri rek jëlal Karim teg fi mu effacé la gis nga pétrole bi ton frère la le cas là. c'est vrai moom leer na ma ni moom bu kii bi loolu mun na dugg parce que moom laa bëgg sax pour ñu protéger ko xam nga aussi tamit ak feeru falame bi Sonko xam na yooyu yëpp. waaw gis nga yi mooy nga yooyu nag Karim rek xam nga Karim. yow xam nga Sénégalais yi ñoo xamul. yàlla may na ko ci affaire yooyu nga xam ne ci nga nekk lëndëm yooyu. mu maasale la ko ba pare Sénégalais yi bëgg nañ ko. te Sonko mii ngeen di boo waxee fukk tontu ko moo koy may li xale di wax bës. te loolu baaxul ci Karim da koy fay. jëlal Karim teg sa wet. su ko defee ni nga def ci Khalifa Sall rafetlu naa ko. ibbi discussion yaatal def dialogue. c'est vrai def gouvernement d'union mosal Karim tuuti balaa ñu dem ci élection yi nga ñamal Karim. fexe bu dugg ko ci gouvernement xam naa nag loolu ngay jëkk essayé xool da nga koy testé du ma la jàngal politique ni nga ma def ci Abdou Diouf rek te ma jël Abdou Diouf teg ko sama kaw ba Sénégalais yi. ba pare. mais maa ngi jégalu si loolu père vraiment maa ngi jégalu si loolu. yow nga jikko boo xam ne neexuma parce que benn damay xuloo di la sànni xeer dooma faal. su ma waxee ne. mais loolu dañ ma ko yaree père parce que dañ ma wax ne ma mag kenn waru ko tontu. loolu tax du ma la tontu waroon nga tontonte ak man parce que bu yàggee ñëpp dañ ne góor gi daal moom kii doom la mu ne fii di wax dem naa ba xat Afrique mënu ma woon dem fenn Alassane Ouattara woo na ma barki démb. rafetlu na ànd bi waaye Macky. lenn rek moo la yàq boo màttee soo mu dagg mais fii nag situation bi moom bu daggee du seen ci yow lay jógee. d'accord léegi kon il faut ñu père li nga wax ni idée bu am solo la. amul idée xalaat la. xalaat la boo xam ne xalaat bu rafet la xalaatu mag la. parce que aussi wax nga dëgg parce que Sonko danger la pour la famille Sall. li nga wax noonu lu am solo la. donc loolu il faut que ñu càmbaraat ko ñu xool bu baax mais il faut dire ak Karim parce que bu ma ko maasalee ni génn Khalifa Sall rek li bu daal di koy amnistie day garaaw quoi sénégalais yi mën nañu wax léegi ban système laa mën a def pour jéem a naqasaale affaire bi. non da ngay fexe. loolu dafay laaj réflexion. waaw te réflexion boobu il faut me donner le temps de réfléchir xam nga maa lay wax ne. dans un premier temps ma dikkee. moo ma joxoon oto ak këram yëgoon nga sama coow ak moom. nangu na këram jël otom léegi si des fois sax taxi laay jël mais sénégalais dañ ma dul xam ne mooy il faut nga fexe ma am oto bu baax. te Woré Sarr oui. jël ko jëlal Woré Sarr yow xam nga loola manqué. jigéen boo xam ne day taxaw di kaas ñoo xam ne da lay jàppale. sa parti amul jàmbaar lu góor yi fi wax yëpp bu benn coow Sonko rek la ñuy toll bu Sonko waxee ñoom ñëpp génn Sonko déclaration dama leen di suivre ci télé yi mais dañ leen di bëgg rey ku mel ne Woré Sarr ku mel ne le maire de Yeumbeul Bara Gaye ay xale yoo xam ne ñoo ko xam-xam ay Mawal Diagne maanaam ñeneen il faut les prendre c'est des jeunes qui sont compétents ñamal leen ñu dugg après nga wane ne que dialogue bi indi na ouverture. Peral wax nga wax bu am solo je pense que du ma def lu dul ma def li nga xam ne mu nga wax parce que aussi yaa ma dugaloon si politique bi jàppale ma ba ma émerger donc bu ma demee ba ay looxoor dugg si biir nga xam ne ëllëg si biir leneen mun na si am. defe naa sa idée bii daal moom mooy idée bi nga xam ne mooy la jox ni nag Abdou Diouf mënu la ko jox parce que moom nga jël bàyyi la sa bopp jël sa yoonu bopp. waaw mais père baal ma loolu nag yow nag affaire bi dafa la naqari mais baal ma. sëñ Mountakha jubale nañu. waaw mais Abdou Diouf ci boppam. li nga ko defal man def maam bett parce que nañ waxante dëgg Macky
autoroute à péage bi maa ko bëmax ba jam ñaar bi mais bi gën a rafet sax nga tuddee ma autoroute bi même su ma bañee nga ne góor gi bañ na ko mais dama ko def mais yow nga topp ma su may xul ak yow doo ma faale loolu moo gën a mais loolu mu wax naa la si leeral naa la ne la ñun dañ ñu yar noonu mag doo tontonteeg mag loolu wax naa la ko quand même père mais nag père li nga wax yëpp gis naa ko rafetlu naa ko mais dama bëgg mu rester entre nous parce que aussi tamit bëgguma jékki-jékki information yi di seen fii ñu koy wax fii ak fële loolu la si bañ ko loolu mooy da mu bëgg jiin damay senn di nga toog sa bàyyi naan ko day senn luñ fi waxtaanee boo ko waxul journaliste yi mu wax on va faire une déclaration commune bu ñu génnee dañuy wax ne wax nañ ci pétrole bi gaz wax ci dialogue bi gërëm nañ seen munta très bien c'est que ñu waxtaanee bolof noonu li ma la jàngaloon mën nga ko ba raw ma sax su ko defee yow da ngay def protocole après dans 2 semaines nga déclaré 1 semaine may nga ma wat ñu xam ne ne commencé nga bàyyi yenn yu bëri très bien yooyu yëpp nga def su ko defee dina am bunt mais Karim moom c'est le point focal bi nga xam ne moom mooy discussion bi est-ce que du ma ko def si décembre bi daal di koy jégal foofu fin d'année bi fin d'année bi ñu ne jégal nañ Karim Wade loolu day def buzz waaw loolu moom vraiment noo ci gën a gaawee rek mu gën a baax d'accord parce que li problème bi mooy opposition bi moom day tas parce que man maay leader opposition man mënu ñun bokkuñu waaye xam nga ne pèse nañu te sama ñàkk bokk boobu tamit yow xam nga ne dimbali na yow non père bi nga ñëwee ne déw ma élection bokku moom boobu laa ne père ngadd la foofu nga génn noonu vraiment dama si kontaan li nga wax léegi ne bu mu seetlu gis nga ay sennkat yu mag ñoo la topp dégg naa bi nga yëgee ne bokkum nit woone ma sax ci guddi gi def nga loo xam ne sax kenn xamee wu la ko dañ ko nettali kon wax nañ ma ko mooy pooj bi ma dóor waaw yooyu man jamono moo tax ma ne kumba yël bi nga yël bi laa fa dóor ne kon de élection yi net na ba pare li nga téye sa loxo fin du mois boobu nekk nga waruma jox dara yooyu yëpp nga bàyyi ko non dama koy rappel dama koy dajale lépp jox la ko amul benn problème père na sa xol sedd na sa xol sedd mais information yi daal père waaw li ma la siy ñaan daal mooy ngir yàlla na yem si entre ñun non yow laay wax kay baat bi gis nga yow gëmee woo dañu wax dëgg gëmee woo yow laa la si man la dama duggoon si guute bu rëy xam naa mais génn nga ma si dama ci génn sa xalaat rafet na jërëjëf père waaw yow moo tax nga war ko magnifier donc ko war a defaraat defar bu rafet su ko defee Sénégalais xam nga politique diil la diil la rek da ngay jéem a teg stratégie boo xam ne Sénégalais yi ñi nga xam jërëjëf père vraiment li nga ma jàngaloon si politique yëpp yaa ngi nii encore une fois di ko defaat lii mënuma def lu ma wane mbégte si yow vraiment fexe nga ba ma dugg si palais bi encore tamit dinaa si génn si jàmm Abdou Diouf moom li ma bëgg moom mooy nga bàyyi ko bàyyil Abdou Diouf wax naa lu ne la pare naa si moom bu ma nekkee wante quand même kuy dem Màkka daje Kaaba gi nooy def waaw ñoom Moustapha Niasse ak ñooñu ñëpp il faut les montrer que ne amul benn problème léegi sa papa dellusi na Macky Wade la dootul Macky Niasse dootul Macky Diouf jërëjëf yooyu yëpp merci père jërëjëf kon da ngay ñëw dem ni am na lu la loo xam ne nag ñu la koy téye yéex nga trop yii yow nga teg la jox enveloppe bu mag boo xam ne da nga koy def père naa la ko envoyé suba waaw xaalis caisse noire baa ngi fii loolu diggal génn jox ma dara père yow nag li nga bëgg dafa yomb de fédération yëpp yëg nañu dama ñëw seet